asalaamaaleykum ma nuyu leen yéen sunu mbokk internet leral.net tey nag bu ngeen ma gisaatee ci kanamu caméra bi war ngeen xam ne seen émission bi di Made in Sénégal moo ñëw tey nag tolloog ci 3e numéro ñu am benn gan gi nag soxna la soxna si di madame Coumba Leye Diop mu yëngatu ci lépp loo xamante ni produit la boo xam ne dañ ko defaree fii ci Sénégal pour doomu réew mi mais nag mu jagleel ko jigéen ñi te ku ne jigéen wax lu neex wax lu xeeñ wax lu baax ci po ma di nuyu soxna si. waaw Fanta man la Coumba Leye Diop comme ni nga ko waxee doomu Sénégal juddoo Sénégal yaroo Sénégal màggee Sénégal maa ngi dëkk fii ci Mariste di madame Diop comme ni nga ko waxee di defar nag ay produits comme ni nga ko waxee yoo xamante ne que jigéen lañ ko gën a jagleel ndax fii Sénégal jigéen lañu xam ñuy gën a toppatoo seen i kawar seen i der ak toppatoo àllaaji yi itam donc délice de femme mën nañ ne pour jigéen ñi la waaye góor ñi itam mën nañ ko jëfandikoo. soxna si di yëngatu si li nga xamante ni comme ni mu ko waxee wàllu bopp karaw wàllu der yaram wàllu lépp ku am bëgg sax li nga xamante ni huile de massage la boo ñëwee mu jaay la ruqam bi nag neex na lool te ni mu ko tuddee moo di délice de femme ma bëgg a laaj soxna si yan produit lay jaay fii ak nan lay demee composante yi fan la koy wutee. waaw Fanta produit délice de femme yi bëri na torop am na gamme boo xamante ni pour kawar la gamme bi am na shampoing am na masque capillaire mooy li ñuy woowe bain d'huile am na démêlant mooy après shampoing bi am na benn lotion boo xam ne ndox la boo xam ne moom ngay pomper ci sa kawar boo raxasee ba pare daf koy leeral jox ko brillance te daf koy gën a dundal itam am na diw bopp am na sérum boo xam ne tamit pour ñi am ay problème mu leel wala ay xasanu deru bopp ak yooyu yëpp waaw gamme capillaire bi loolu la am na itam ay diw yaram yu xeeñ neex yoo xam ne yëpp fii lañ koy defaree à base essentiellement nag karité la ak ay huile yoo xamante ne fii lay jóge fii Sénégal ñu bëri nag xamuñu ko lu ci demee ni que diwu sump diwu palmiste mooy doomu tiir doom bu ñuul bi nekk ci doomu tiir yooyu yëpp ay diw yu ñu defaree fii ci Sénégal la yu baax ci suñu der yooyu laay def ci diw yi am na tamit gamme bu ma defar bu yàggul gamme boo xam ne pour bébé la am na beurre boo xam ne moom la ñuy maasee bébé yi mélange karité la ak tuluku la ak yeneen huile yoo xam ne dafay baax ci deru bébé bi dina ko dàmp te dina dundal der bi itam gamme bébé bi en dehors de beurre bi am na lait am na crème waaw am na tamit benn eau de toilette bu oyof boo xam ne amul alcool amul dara bu oyof boo xam ne mën nañ ko defal bébé en dehors de ça am na ay huile végétale yu may jaay itam lu ci mel ni huile de baobab huile tulukuna waaw am na ak huile de palmiste bi ma tudd léegi am na itam karité yu may jaay boobu moom du man maa koy defar mais fii lañ koy defaree ma jënte ko fii di ko jaayaat am na ay huile de massage comme ni nga ko waxee parce que délice de femme ñaari pàcc la am na pàcc cosmétique bi mooy diw yaram yeeg diw bopp yi waaye bu loolu weesoo nag comme jéegu Sénégal dañu am ay soxna dañu am ay àllaaji war leen toppatoo war leen bégal am na tamit gamme intimité bu tamit délice de femme intimité ci biir délice de femme intimité nag am na ay huile de massage ay bougie de massage bougie flottante mooy yi nga xamante ne da ngay def sa bool sa vase ndox rek def ci bougie yi taal ko am na te dafa parfumé aussi am na ay bougie parfumé am na ay gloss yoo xam ne mën nañ ko def ci tuñ ak yooyu dafay xeeñ neex dafay parfumé am na ay cuuraay yoo xam ne man maa koy defar itam. léegi yow ci dégg-dégg yow yaa yor sa liggéeyu bopp di ko defar ma bëggoon a xam produit yi parce que fii tamit da ngay dem ci cosmétique bi gis fa ay produits diw comme ni nga ko limee nii yëpp dañ koy fekk ci cosmétique bi te dañ ko tàmm ñun sénégalais bu ñuy jóg di jëndi dañuy dem jëndi ne diw bi kat baax na te en général du sax sunu diw boo xam ne karité lay jóge fi ñenn ñi dañ naan bëgguñu karité déjà ma doon laajte yow sa produit nan la nekk ci marché sénégalais bi est-ce que yaa ngi ciy gis sa bopp. pas ci marché bi ci boppam parce que loolu moo tax ma ubbil sama bopp boutique bi. parce que délice de femme ñun suñu objectif mooy lan defar produit naturel produit délice de femme amul lenn loo xamante ne produit chimique la lu dul ay beurre végétaux mooy karité beurre de cacao pour l'instant ñaar yooyu la parce que moo gën a accessible
ak ay huile végétale yu ci demee ni ki huile d'olive, huile de baobab, huile moringa mooy diwu nebedaay ak diwu sump bi ma tudd sànq diwu kii bi diwu ñuul bi waaw ak diwu tiir ak yu demee noonu lenn dong laa xamante ne moom la ñuy jëli ji extérieur parce que amu fi muy huile essentielle yi parce que li ñu koy parfumer du leneen lu dul ay fragrance naturelle ak huile essentielle donc loolu moo tax ñun on a préféré démarquer wu ubbil suñu bopp cadre boo xamante ne que suñu produit ka rek lañ fay jaay mu lay wóor ne ku fi ñëw li nga fiy jënd dina la leer ne que amul lenn luy produit chimique loo xamante ne dina la mën a indil loraange ëllëg ci biir waaw. est-ce que clientèle baa ngi ñëw. clientèle bi mi ngi ñëw ndànk-ndànk parce que léegi ñu bëre Sénégal ñi ngi comprendre ne que yenn produits yi bien vrai que xëy na di nga yaakaar ne baax na ci li ngay gis nii mais lim lay indil ci loraange ci sa biir yaram bala nga koo gis rek ñaar fukki at nga dem ba ci biir gis feebar boo xamante ne xamoo fu mu la jóge te kenn du ko mën a expliquer te loolu yëpp il faut que ñu comprendre ne que produits chimiques yi ñuy utiliser ci suñu lekk ak ci suñu yaram parce que der dafay dund loo ci def rek day dugg bu duggee ba ci biir yaram dem ba ci biir deret moom fu nekk lay law waaw mais donc de plus en plus daal nit ñaa ngi yeewu ci loolu ñi ngi dellu si ndànk-ndànk ci parce que cosaan laa ko mën a tuddee parce que suñu maam yii la ñu daan utiliser bien vrai que peut-être c'était pas aussi élaboré que niñ koy defaree ñun ñi mais cosaan la parce que produit naturel la. est-ce que accès bi tamit yomb na pour clients yi ñëw jënd produit ak ndegam xam nañ ne produit yi ñu ngi ci marché bi parce que boo bëggee bàyyi tamit li nga xam ne produit chimique la ak et cetera fokk nga am beneen alternative booy utiliser mais est-ce que ñoom xam nañ ne délices de femme par exemple mi ngi fi te tamit accès bi tamit yomb na pour ñu mën ci jot ba utiliser produit yi. loolu moom dinañ ci jug bu baax ci kanam tuuti parce que délices de femme en tant que tel bi ñu ko créé yàggul ak sama borom kër janvier bii la woon donc fi mu ne nii communiqué guñu vraiment à grande échelle c'est-à-dire pour que masse bi yëg ko mais surtout sama entourage bu jëkkër et puis délices de femme aussi am na page Facebook bu tudd délices de femme aussi même chose sur Facebook am na benn blog aussi delicesdefemme.blogspot.com te ñi ngi préparé aussi benn site internet loolu yëpp pour communication à grande échelle bi ma lay wax la donc incha allah ci diir bu yàggul dara communication bi ngay wax dina ñëw su ko defee parce que xam naa ne am na ñu bëri ñoo xamante ne bëgg nañu am ay produits naturels yoo xamante ne. waxee ni produit bi c'est fait à la main man maa ko defaral sama bopp et cetera tamit coût main-d'œuvre bi daf ci war a bokk est-ce que yéen du ngeen jàpp ne tamit nit ñi dinañ ragal a ñëw parce que dañ naan dafa cher. cheraay bi tamit mooy li ma la wax rek xam nga loo gis rek am na njëgam loo gis am na njëg te nit ki bu gisee boppam ci produit bi ñu ko jaay du ma ne lu mu cher parce que man sama produit suñu produit par exemple boo xoolee yi ci gën a cher par exemple ci saabu yi 2500 la te mooy savon beurre de cacao te beurre de cacao ku ne xam na ne que beurre de cacao yombul dafa cher boobu moo gën a cher ci saabu yi par exemple bu dee yeneen produit yaram yi bi ci gën a cher 10 000 lay jox te pot wu 250 millilitres la xam nga pot wu 250 millilitres bala nga koo diwoo ba mu jeex du benn weer du ñaari weer mën na dem ba ñetti weer donc loolu loo gis rek investissement la mais ñun suñu objectif itam mooy defar produit naturel yoo xamante ne que dina mën ku ci nekk dina ko mën a jëfandikoo te du gaañ sa poche waaye ñun itam duñ ci gaañ. ma bëggoon xam idée délices de femme bi créer ay produits naturels nan la leen diggalee yow ak sa borom kër lan moo suscité envie boobu ba ngeen ñëw di ko créer lan. lu sax man ak sama borom kër gaa moom dafa nekk sama ginnaaw rek di ma pousse di ma jàppale mais man disons en 2010 fi affaire bi commencé mooy dama décidé bàyyi Afra te comme sama morom yu bëri ci jamono jooju xam naa ne xaw ma woon fan lay jaar donc ma dugg ci internet di xool naka laa mën def tombé ci benn page boo xamante ne kooku France la nekkoon di expliquer naka la def moom ba bàyyi Afra di joxe ay conseils et cetera ma commencé di defaral sama bopp
commencé defar sama bopp produit pour kawar ma gis itam ne que gis na wane na pour defar saabu yooyu ma commencé defar saabu pour man ki njëkk a jënd sax sama yaay la waaw dama defar teg di xaar mu wow mu ñëw ne ma de dafay jënd waaw mooy sama première cliente waaw donc affaire bi daal noonu la commencé ci sama bopp la commencé ma commencé di defal sama bopp di gis résultat defal sama doom bu jigéen ndax ku am doom bu jigéen itam bëgg ko defar bëgg mu jekk commencé di defar pour sama doom bu jigéen li may defar sama borom kër di ko utiliser moom itam ñuy dem de fil en aiguille di dem sama ay xarit gis tamit ne bëgg nañ ci noonu moom itam ay mbokkam sama ay mbokk et cetera ñu dem ba ci biir nag on s'est dit que bon pourquoi pas def ko carrément entreprise parce que dafa dem ba yëf yi nekk sama passion rek arrêté naa liggéey yëf yi dem ba nekk sama passion loolu rek laa doon def et on a vu que y a un besoin baa ngi fi et man je me dis que sama wàll la ci société sénégalaise ma indil sama mbokku jigéen ñi sama mbokku sénégalais yi loo xamante ne dina tax ñu mën a participer ci seen wér-gu-yaram. ci dégg-dégg dafa mel ni yow à la base jànguma ko sama passion la woon xam nga nag li ma tàmm di wax rek mag lu ko intéressé rek bu ci duggee mokkal ko waaw foofu la commencé et après nag comme au fur et à mesure may def ay foire di def ay ventes privées di jaay nit ñi di ñëw di discuter ak man comme yow nii ñëpp di ma laaj foo ko jàngee ma ne bon pour satisfaire clientèle bi c'est-à-dire parce que j'ai senti que am nañu besoin wu rassurer wu nekk xam naa li may def parce que société bi loolu la laaj ma inscrire benn formation à distance ak benn pharmacien naturopathe bu nekk France c'était il y a 2 ans ci laa def sama certificat teg. D'accord kon léegi am nga lu koy certifié léegi ñu bëggoon a xam bu madame Leye Diop di def buy defar produit am nan la koy defaree ak fan la koy defaree. kon sunu mbokk internet yi yéen a ko déggandoo kii di madame Coumba Leye Diop caaxaanul de te waa Sénégal caaxaanuñu ku si nekk ci fi nga nekk danga fay nekk joxe fa li nga fa mën ba joxe loo xam ne sax dañ naan kii est-ce que mën na ko dégg ngeen ko bu baax nee na dafa am laboratoire am fu muy defaree ay produits di wuti ay huile ak lu nekk pour rek sénégalais yi kon nag talent mi ngi fi. ku bëgg ñëw fii wut lu xamante ne moo xaw a gën a complet ma ne naa defar chantilly karité ndax ku ne dina dégg chantilly karité waaye ak chantilly karité parce que chantilly karité mën naa ne am na autant de chantilly karité que de defarkatu chantilly karité parce que ku ci nekk li la arrangé nga ciy def waaw donc bi ñuy defar tey base lay doon rek boo xamante ne après ku ci nekk mën nga ci yokk dara pour def ko soit bain d'huile wala nga diwoo ko sa yaram wala yu demee noonu incha allah karité dina am karité comme ni ko turam di woowee man bii taamu naa ci def huile de palmiste mooy diw ñuul bi ma doon wax parce que ak diwu sump bi loolu yëpp li ma ci jublu tamit parce que dama xam ne sama mbokk sénégalais yu bëre xamuñu li ñu am fii te am nañu xeetu baax yu bëre yoo xam ne mi ngi fii ñu mën ko jëfandikoo pour suñu yaram suñu kawar suñu lekk sax waaw donc ñaari diw yooyu laa ciy def diwu ñuul bi ak diwu sump bi ak karité ak hydrolat fleur d'oranger mooy eau de fleur d'oranger ndax eau de fleur d'oranger baax na ci der baax na ci kawar itam. D'accord mais loolu huile yi nga wax est-ce que yomb na pour ñu am ko wala bi nga xam ne mooy bu vrai bi est-ce que am na ci marché bi
ak nan la ko nit di mën a xamee tamit. waaw am na ñu koy jaay parce que am na comme sama genre boutique bi am na ñu fi nekk donc ku ci mën dugg ci internet boo tapé rek huile dattier du désert mooy diwu sump dattier du désert mooy sump bi diwu ñuul bi mooy palmiste huile de palmiste boo tapé Sénégal rek di nga gis ku koy jaay. damay bañ a wax ay tur. waaw moo tax xam naa ñu koy jaay. am na donc peut-être doo ko fekk marché Castor wala nga fekk ko marché Colobane yu demee noonu mais am na ay boutiques spécialisées yi jaay huile végétale yii nii dinañ ko jaay. kon ñu dem ci labo bi. nga woon ñu nan lañ koy defaree. waaw madame Coumbely Diop jóge nañ ci labo bi mun nga ñu wax lan lañ fa doon def sànq. waaw comme ni ma ko waxee woon sànq rek chantilly karité bi lañ doon defar moom ci la ñu def karité bi huile de palmiste bi diw sump bi ak eau de fleur d'oranger léegi loolu mën nañ ko diwoo noonu kese directement wala ku mu neex tamit nga yokk ko ci lu la neex pour def ko bain d'huile wala pour mottali ko mën nga ci def parfum bu la neex tamit pour diwoo ko sa yaram. sunu mbokku internet yi yéen a ko gisandoo ci biir labo bi xam ngeen ne lépp ci made in Sénégal la ndax madame Diop moo ko defaral boppam gis ngeen ko def ko ci ay poom léegi nag ñi ngi nii jàkkaarloog moom ba tey mu war ñu présenter nag bu baax ay produits saabu yeeg huile yeeg parfum yi lépp mi ngi nii sunu wet ñu bàyyi ko kàddu gi mu présenter ñu produits yi. waaw Fanta ñu commencé saabu yi moom am na yu bëri na moom yii par exemple. pour xeeñal neex la rek xeet bu neex bii lavande la saabu yëpp base bi karité la huile d'olive ak huile palmiste ak coco ak yeneen daal yu koy complété mais base bi yëpp moom la donc bii dama ci yokk huile essentielle lavande moo koy xeeñal huile essentielle lavande bi non seulement dafay parfumer mais en même temps dafay relaxer donc par exemple ku def sa journée ba sonn mën nga ko sangoo relaxé wu en même temps dafay xeeñ neex waaw bi agrume la am na mélange orange pamplemousse ak citron bii menthe la bii moom ci début tàngaay bi laa ko defar ndax tàngaay Sénégal voilà dafa am menthe donc dafay rafraîchir bu baax waaw yii mooy saabu pour xeeñ neex yi bii saabu à base de beurre de cacao la waaw dafay dundal der bii spécialement pour ñi nga xamante ne que seen der supporté wul karité bii amul karité bii beurre de cacao laa ko defaree ak ay huile végétale waaw bii saabu kii la beurre de huile de baobab waaw bii aussi c'est pour nourrir la peau. nga def ci say forme nii. waaw lépp pour bëgg mu rafet rek bii savon café la dafay exfolier dafay def gommage en même temps. donc boo koy sangoo mën nga ko bañ a utiliser ak njàmpe et en même temps café bi day dindi xetu poxotaan xetu yaram donc non seulement di nga set sa der du wow parce que savon yëpp ay savon sur gras la savon sur gras mooy lan saabu boo xamante ne que amatul xeme
amatul benn xamet ci biir saabu bi te en même temps dafay xaw a diw yaram bi parce que dafay xaw a niin saabu dafa dese huile ci biir waaw donc bii café la pour dindi xet bii ak bii yëpp saabu carotte la bii pour yaram bii pour kanam waaw am na carotte tomate ak papaye yooyu yëpp dafa riche en bêta carotène nga xamante ne que dafay leeral der bii saabu pour kanam la aussi argile blanche mooy kaolin kew bi waaw bii pour peau sèche yi la. ñiy lekk kew bàyyi leen ko mi ngi nii defal ko saabu. bii pour ñi am peau grasse la argile verte la waaw yi ñaar yi yëpp tamit dafa am ay huile essentielle yuy traité waale peau bi voilà donc bii xam nga am na ñoo xamante ne dañu am peau grasse mais en même temps dafay xaw a sensible donc bii moom laa mélangé ñaar yi argile verte bi ak kaolin bi comme ça dafay traité en même temps partie grasse bi ak partie sensible bi moo nekk nii ñett yëpp même chose la ay formes yu différentes la bii nag bii ak bii à peu près xaw nañu niroo parce que bii kii la aîné la fuddën et en même temps dama ci defaale tuuti gowe ñu bëri xamuñu ko mais dafa am pouvoir antiseptique moom ak aîné bi même chose donc dafay traité waale tout ce qui est petit problème de peau ay picc tàngaay yaram yuy xasan ak yooyu surtout période tàngaay bi moo nekk noonu bii fuddën la aîné la ak huile de palme waaw saabu yaa ngi noonu léegi ñu ñëw ci produit yi mooy produit kawar yi shampoing bee nekk ni boo jugee ci shampoing bi avant shampoing bi ñaar yi mooy masque yi masque capillaire bi bii dafa am karité mais am na ñoo xamante ne seen kawar nanguwul karité donc bii mooy ñi nga xamante ne seen kawar nanguwul karité bii beurre de cacao moo ci ne loolu moo tax moo gën a liquide waaw beurre de cacao ak ay huile ñaar yi mooy masque bi boo raxasee sa kawar ba pare après shampoing bi moo nekk nii démêlant bi moo nekk nii donc yii yëpp base bi lan la soit karité wala beurre de cacao ak fuddën ak lay duur xaw ma bon xëy na ñi gën a ndaw tuuti duñ ko xam mooy lii tubaab yi tuddee léegi henné neutre mooy lay duur bi ñuy jaay marché bi dafa baax trop pour kawar donc yooyu ñaari poudre yooyu laa mélangé ak yeneen actifs yoo xamante ne dafay dundal kawar bi ba pare traité waale cuir chevelu bi waaw donc lii moom la ñu tuddee lotion de rinçage vinaigre de cidre la ak bisaab ak vinaigre de cidre yëpp dafay hydrater kawar dafay participer ci hydratation kawar bi ba pare it jox ko brillance parce que il faut pas ñu xalaat ne que diw kawar bi mu niin mooy tax mu briller kawar bi day am lu koy war a dundal ci biir kawar bi ci boppam bu sanwee rek day melax même boo ko diwulee donc lii boo raxasee ba pare na nga xaw a séché tuuti pomper ko ci soit nga taxañ wala nga teg sa ay rouleau bàyyi ba mu wow moo nekk noonu léegi bii sérum bi la mooy pour traiter problème capillaire yi soit ñi am leel surtout essentiellement ñi am leel problème mu ay genre li ñuy tuddee à peu près maam wataan ñoo xam ne dañuy jékki-jékki seen bopp yi watoog yooyu noonu voilà lii ci deru bopp bi nga koy def après lii des ci seen loxo yi niin bi nga def ko ci kawar bi ci boppam waaw moo tudd la sérum force et brillance donc dafay jox kawar bi force ba pare traité cuir chevelu bi lii diw bopp bi la diw bopp bi 4 beurre moo ci nekk beurre de karité beurre de henné bi mooy fuddën bi beurre de mangue ak beurre de palmiste mooy kii bi diwu ñuul bi waaw gamme capillaire bi moo nekk noonu léegi buñ ci jógee lii benn lait pour yaram bu léger waaw dina dundal der bi doo niin ba pare xawoon dafa oyof même tàngaay mun nañ ko diwoo lii lait de minuit la lait parfumé la bu liquide bu baax nag aussi mais c'est très très parfumé waaw lii crème main la mun nga ko diw sa tànk aussi dafay dundal loxo bi nooyal ko ak tànk yi waaw du wow lii nag gamme bébé bi ma la doon wax sànq moo nekk nii léegi bii
bii mooy beurre bi mooy pour masser pour dàmp bébé bi lii lait la lii crème bi la waaw parfum bi moo nekk nii parfum bébé bi amul dara ci alcool ay eau parfumée rek laa ko defaree. kon yaa ngi jàppale sunu mairie. waaw dàmp mais foog ñu leen di dàmp nag foog ñu leen di dàmp en parlant de dàmp dàmpukaayu mag baa ngi nii bii mooy massage anti-fatigue bi waaw bii moom c'est très très efficace mën nga ci dàmp yaram bi yëpp waaw mais pour mag la du pour xale waaw parce que dafa am ay huile essentielle te xale bu ndaw am na huile essentielle yoo xam ne waru ko laal. léegi massage tamit ba léegi non bii la massage ba tey tamit am na beneen massage parfumé bii pour faj la mais bii pour bien-être rek la c'est parfumé dina massé waale aussi parce que dafa am huile de karité ak huile de baobab mais bii pour faj coono la waaw bii nag am na parfum yu bëri benn exemplaire bii laa wone mais am na yeneen 4 parfum yu fi nekk. donc sànq waxoon naa ne damay jaay itam ay huile végétale bii tulukuna bi la waaw yii nag ay gommage la gommage pour yaram bii lavande la bii bambou la dafay xeeñ un peu comme ceeb bii vanille chocolat la du lekk de du lekk moos léegi tamit dama gis ne huile de palmiste ak beurre de palmiste dafa efficace te léeg-léeg booy sotti huile bi xam nga tam mu siit ak yu demee noonu donc yooyu laa jël defar ko beurre mélanger ko ak yeneen kii defar ko beurre bi mooy beurre palmiste bi bii beurre baobab bi la donc mën nga ko jël aussi directement. waaw am na ay cuuraay ak yeneen ak yeneen. yeneen ñi ci biir mooy yi nga xam ne ñooy dugg ci biir néeg bi. waaw yooyu beneen yoon la ñuy ñëw ñu waxtaan si. sunu mbokki internet yi seen émission bi di Made in Sénégal mi ngi ci jeexantalam tey jii nag ki nga xamante ni moo di madame Diop di présidente SAS Délices de Femme moo ñu dalaloon tey fii wan ñu dugal ñu ci biir laboratoire am wan ñu ay produits defar produit wan ñu ko ba nga xamante ni ñëpp dinañ xam ne kat Sénégal fii am na ñu mën tey def. donc Made in Sénégal mi ngi leen di jox dig daje beneen yoon waaye tamit duma dem mukk te duma leen wax ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw caméra bi ba nga xamante ni di ngeen mën a gis lépp lu ngeen bëgg ña fa nekk mu di réalisation bi ak caméraman bi ma jóg wàdd la ak Mor Diouf ki nekkoon fii ci seen kanam di leen présenter émission bi